et puis nag vraiment ça me va droit au cœur monsieur Abdou Lahad Ndiaye monsieur le maire. di nuyu la coalition Yewwi Askan Wi di gisal monsieur le maire Cheikh Abdou Lahad di ko jox wàccuwaayam di ko nuyu di ko sargal di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam. di nuyu tamit son frère Cheikh Ahmed Tidiane Sarr le candidat du département un homme d'éthique un homme d'engagement yàlla na ko yàlla may ndam. di nuyu Adja Lika Diaw taxawu Sénégal ma sœur de valeur une femme nee leen du opposante de lu ko de opposante c'est une femme engagée dëkk bi moo ko ñor ku doxul dëgg moom la gannaaw mais du opposant bi ñu ko bëgg a teg du moom dafa am fu mu taxaw rek bëgg dëkk bi ku ci nekk yoon mu ànd ak ku ci nekk moom la gannaaw. di nuyu sama tonton Ousmane Lo grand parti di nuyu FSD/BJ Thierno Tall di nuyu Modou Fall di nuyu AMS Lamine Gueye mon frère DG Kori di nuyu itam waa VD ànd sàmm jikko yi. di nuyu toute l'assistance et la coordination sama coordination nga xam ne Pa Wade di ko jiite Pa War Wade ak Ahmed Sow ak toute la coordination Ndiak Sarr di nuyu ñëpp di nuyu nag les femmes mention spéciale aux femmes. toujours dama ni lu jigéen bokkul du neex yéen ay fal yéen ay folli mais damay wax rek toujours man leen ma jëlee kàddu est-ce que jëli ngeen carte électeurs yi c'est ça man loolu mooy sama slogan est-ce que carte yaa ngi ci pochette yi. da ngeen ko denc ci téye passeport yi ak permis yi ndax mën na wadd mën nañ ko sàcc te ma leen di wax ne leen benn engagement bu waay jël te amoo carte électeur doo ko officialiser doo ko égale. kon ma leen di wax le département ak commune bi dañu am benn bulletin la ñu am ma bëgg ngeen bay def erreur benn bulletin la muy bi ab picc mi am bu leen voté ñaari bulletin benn rek la da ngay jël bi def ci enveloppe indi ci commune yóbbu bi département. muy ñaari candidat yi toog soxla le changement dans cette ville ñun dafa ni pur dama koy wax toujours man leen dafa ni taxaw Sénégal mooy Lika Diaw ak Khalifa Sall mooy taxawaay xam solo taxawaay nga indiwaat Pastef muy pas-pas am na solo ci doomu aadama bu ko amee rek mën na egg fa mu jëm. ñetteel bi mooy nit dafay puré am jikko ju rafet nekk am ay valeur bésu ñàkk suñu borom indi xéewal indi ko bis li mu bëgg ci coalition bi kon ñeent ñooñu dege ci coalition bi. dafa am lu ñu tënk ak lu ñu moom ñu indiwaat grand parti indi FSD/BJ ñu ko tënk ne ci kaw sëñ Moustapha Sy sëñ Mansour Djamil Khalifa Sall ñoo ngi tey ku leen di wax bu am nañ kurus am nañu sant yàlla mais dañu bëgg a defar dëkk bi. tey Louga bu awoon yoon tey Laxaat du wàcc Satiane du wàcc dëkk bi di waxtaan day liggéey yi mais Louga awul yoon ci benn yoon ñi fi nekk amuñu benn engagement amuñu benn problème mais dañu bëgg seen gestion ñoom ñoo déploré du seen mbaxana yi seen coppite yi ana dérangé wuñu seen grand bi xam ne ñu dara si ñoom mooy ñu fexe ba dëkk bi aw ci yoon à chaque fois bu ñu waxee Louga ñu ne Louga dañ ñëw soxla xaalis ku leen jënd may leen ñu jël seen alal jël ko ci yéen mu seen i patente seen i impôt jël ko di leen ko joxaat ngeen wote di leen ko fay pour lan lànk leen fi ñu toll ci dëkk bi mooy ay jigéen ñu am fulla am fayda le jour du vote ngeen sanctionné il faut sanctionner lépp a métti te ko voteel Macky ak Moustapha Diop ak Mamour Diallo seddi Macky sans Macky ñoom ñëpp a yem képp ku bëgg nag 2024 nga tegaat fii Ousmane Sonko ak ñi mu àndal fexeel voté la coalition Yewwi Askan Wi au soir du 23. may remercier ñëpp di wax ne nag macha allah Cheikh Abdou Lahad le choix porté sur Amy Seye vraiment man xam naa ne c'est pas aisé mais nag dinaa la wax ne la sama engagement au soir du 23 mooy ma fexe ba nga dem ci mairie bii Cheikh dem te conseil départemental ñu ànd Sénégal jëm kanam Louga jëm kanam jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ñoo ngi leen di jégalu bu baax a baax ci taxawaay bi ak toogaay bi ngeen dalee xaar yàgg na mais lu ko jar moo ko jar comme ni ko xale yi waye kenn jëndu leen yéen da ngeen a engagé kenn jëndu leen yéen da ngeen a engagé macha allah kon mbokk yi macha allah jërë ngeen jëf kon ñu wéyal programme bi ñu gaaw tuuti ndax xaw naa guddi balaa may def dara nag da ngeen may ma nuyoo maa ngi nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bi di ñu ñaañal saa su ne di ñu bàyyi xel seeni ndaw teew fi ñenn ñi aussi xam nañu ñoo ngi ñuy déglu foofu ñu nekk ci seeni kër ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi nuyu kilifay aada yi
ñoo ngi nuyu aussi gan ñi nga xam ni ñoo ngi fi teew tey maa ngi ciy nuyu particulièrement le coordinateur de Pastef France sama xarit Alioune Sall ci gan ñooñu aussi maa ngi nuyu candidat yépp yi nga xam ne ñu ngi jógee au niveau du département déplacé wu ci ngoon ba léegi ñu nekk fii ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam maa ngi nuyu aussi kilifa yi nga xam ni Pape Moussa cité na leen léegi su ma leen limee damay juum di leen sant ci seen taxawaay di leen sant ci seen confiance bi ngeen xam ne am ngeen ko ci sunu jëmm ji ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay maa ngi nuyu nag particulièrement sama président Cheikh Ahmed Tidiane Sarr nga xam ni ñi muy jonganteel au niveau du département ñaar ñëpp samay nijaay lañu waaye dama ni leen dellu leen tool ya te ngeen mayal ma Cheikh Ahmed Tidiane ngeen tàccul ma ko maa ngi nuyu aussi particulièrement sama directrice de campagne Adja Ami Sey ak la coordination bi nga xam ne ñoom lay liggéey loolu étroitement muy Ahmad Sow Pur ak Pawad de taxawu su ma limee damay juum kon ma yem foofu ci tur ci lim bi mbokk yi ñu wax leen tuuti ci sunu engagement politique dañu engagé wu ci politique te yàlla rekk tax teg ko ci njub ak xam-xam loolu nag ñoo ngi ko def ci parti bu ñuy wax Pastef les Patriotes nga xam ni sunu leader Ousmane Sonko dafa am lu mu woote muy politique bu bees loolu nag ñu jiital ci njub ak éthique mu dëppoo ak sunu yar ndax ñun ay nitu daara lañu ñu yar ñu ci njub ñu yar ñu ci ragal yàlla yar ñu ci sellal ñu woote politique bu bees loolu mu dëppoo ak suñuy conviction moo tax ñu engagé wu sunu daara ji nga xam ni fa la ñu yaroo dañu doon jàngal benn xissa bu am solo di ñu wax Seydina Omar dafa créé woon benn école boo xam ni pour former les gouverneurs yi waroon a gouverner Makka ci école boobu noonu ñaari xam-xam rek lañ fa doon jàngale mooy compétence ak ragal yàlla xam-xam ak njub noonu yi lañ daan tànne gouverneur yi ca jamono yooyu gouverneur yooyu noonu fii ñu tollu temme mooy dëppoog lii ñuy wax ay maire kon bu ñuy tànn maire ci xam-xam ak ci ragal yàlla képp lañ ko war a teg damay wax ni teg ko ci xam-xam moo tax ñu def le tour de la diaspora dajeeg moodu yi dajeeg ñi nga xam ni fa lañ dëkk ak seeni njaboot kenn ku ne ñu waxtaan ak yow kenn ku ne ñu laaj la sa xalaat kenn ku ñu laaj la nga investir Louga la nga investir ci beneen dëkk jël loolu yépp def ko ci ay bind ko téye ko bi ñu ñëwee aussi biir Sénégal ñëw fii Louga ñu waxtaan ak ñi nga xam ni yépp ñu ay kilifa lañ nekk ci métier yi ñuy def ci biir dëkk bi moo xam ay maçon lañu moo xam ay menuisier lañu moo xam ay mécanicien lañu moo xam ñi nekk ci bureau yi lañu ñu waxtaan ak ñoom boole loolu lépp aussi tënk ko bi ñu noppee aussi man ak samay équipe def nañu le tour de la ville jàpp leen ni saa yu ñu xëyee dinañ wër dëkk bi lu ëpp ñeenti yoon su ma nee dinañ wër dëkk bi lu ëpp ñeenti yoon nag image bii ngeen di gis dana ko wane dañuy toog suñu bureau taal suñuy drone mooy avion yu ndaw yooyu ngeen di dégg di ko gis ñu wër dëkk bi fenn fu nekk ñu xool la fa ne xool espace ba fa ne
xool situation géographique bi xool situation démographique bi xool bouchon yi xool xat-xat yi xool terrain yi nga xam ne dañ ko occupé illégalement vidéo yi ngeen di gis saa yu ñu xëyee ak suñu équipe yi dañuy def le tour de la ville ci loolu kon mbokk yi bi ñu defee loolu ci la ñu tënk benn programme boo xam ne dañ koo tuddee tabax kon mbokk yi dama leen a bëgg a waxtaan ak yéen tuuti ci baat bi lan moo tax ñu tuddee ko tabax mbokk yi bu nee tabax ñun suñu xel day dem ci ñaari jëmm ku njëkk ki moom la ñuy tuddee le bâtisseur de la ville de Louga muy El Hadji Djily Mbaye nga xam ni lu baax ci dëkk bi moom la lu fi jag moom la moo defar marché bi moo defar hôpital bi moo defar jumaa yi moo defar tali yi lépp lu fi baax moom la mbokk yi ngeen bal ma tijji benn parenthèse bu ndaw ndax fii ñu taxaw nii démb fi la maire bi taxawoon di wax ci hôtel de ville bii nga xam ne daf ko doon inauguré ci de ko El Hadji Djily Mbaye ma bëgg ko wax ni juróom-ñaari at moo ngi nii mu nekk ci dëkk bi kenn mësula dégg mu tudd turu El Hadji Djily Mbaye bi ñu ñëwee ñun suñu quartier général bi nga xam ni fa la ñuy tënke suñu politique ñu tuddee ko quartier général El Hadji Djily Mbaye boobu ba léegi kenn ku ne yaa ngi wax El Hadji jàppal El Hadji Djily bàyyil El Hadji Djily mais kenn mësu koo bàyyi xel mais aussi ñuy wax ni El Hadji Djily boo ko bëggee doon wala nga bëgg koo donn dafa am ñaar yoo xam ne dafa war a ne ci yow muy alal jur lew dom ñëpp xam foo ko jëlee ñëpp xam ñoo ko liggéeyee ñëpp xam foo ko dugal soo ko bëggee donn da ngay def lu leer naññ ci dëkk bi ñëpp teg ci seen bët te doo ko def en période électorale da nga koy def sans intérêt da nga koy def te doo ci xaar dara ku bëgg a doon El Hadji Djily Mbaye noonu ngay def suñu waxee tabax aussi kon mbokk yi suñu waxee tabax aussi li tax ñu tuddee ko tabax xel yi aussi day dem ci ki nga xam ni moom lañ wax moom la ñuy tuddee le bâtisseur de la ville de Touba muy suñu turandoo Serigne Abdoul Ahad Mbacké moom la ñuy wax le bâtisseur moo tabax Touba moo indi ndox ma moo yokk jumaa ji moo defar autoroute ba moo yokk armeel ya moo fa def lépp loo xam ne si ñi tey moom la doomam ju baax ji di yeggale ku Serigne Mountakha ba ci université bi Serigne Abdoul Ahad moo ko tegoon kon mbokk yi looloo tax aussi ñu delloowaat programme bi tuddee ko tabax te Serigne Abdoul Ahad lim doon def lépp daf ko tegoon ci programme bu leer boo xam ni ñu ngi ko tënk ci xasida gu ñuy wax Matlabul Fawzayni kon di wax ni hasard amul dëkk boo ko bëggee defar faw nga teg ko ci programme boobu nag moom lañ leen di présenter tey moom lañ tuddee tabax muy programme inclusif di aussi un programme participatif donc kon wër nañ dëkk bi yëpp def nañu loolu lépp gëstu nañu loolu lépp ba tënk programme ànd koog waa coalition bi yëpp tuddee ko tabax kon mbokk yi ñu gaawal tuuti ma ñëw ci li nga xam ni moom lañ tënkee programme bi ñeenti action la ñeenti pàcc lañ ko xaaj
bu njëkk bi moom la ñuy tuddee les actions urgentes mooy li nga xam ni kenn mënu koo nelawaale kenn mënu koo yendoo kenn mënu koo fanaanoo muy loo xam ni bu ñu jëlee maire bi tey ci guddi ca ëllëg sa ci loolu la ñuy nekk ndax mooy li nga xam ne si mooy li jàmp beneen point bi ci topp mooy li ñu tuddee les actions courantes dans la durée mooy yi nga xam ni bis bu ñu falee fa saasa lañ koy tàmbali fas yéene koo mun dem suñu programme ñu ciy xëy suba ak ngoon ba juróomi at yi di mat beneen nag bi nga xam ni moo ci topp moom lañ tuddee les grands projets yi nga xam ni mooy projet yu mag yi nga xam ni moom lañu fas yéene def ci dëkk bi beneen partie nag bi ci topp bi mu jeexee mooy le financement fan la ñuy jëlee xaalis boobu ak naka lañ koy financer noonu la ñu tënkee programme bi mbokk yi. jërë ngeen jëf mbokk yi kon ñu limal leen tuuti ci li nga xam ni mooy action urgente yooyu noonu balaa loolu nag dama leen di xamal ni lii ñuy wax nii ab tënk bu gàtt gàtt la ci programme bi waaye ci fan yii di ñëw incha allahu dinañ ko imprimer kenn ku ci ne ñu fekk la fa nga nekk moo xam sa kër la moo xam fa ngay liggéeye la ñu jox la ko incha allah nga liiral ko sa bopp gisal ko sa bopp te xam ni xam-xam du pexe donc ci action urgente yooyu bi ci njëkk mooy priorité à l'emploi local mooy xale yii nga xam ni defuñu dara lu dul dawal Jakarta ñu wutal leen liggéey loolu nag niñ koy defee dañuy mettre en place un bureau pôle emploi au sein de la mairie mooy ci biir mairie bii dañ ciy def benn bureau bu ñuy tuddee bureau pôle emploi bureau boobu nag bu ñu waxee bureau du ab siège bu ñuy toog rek toog di fokk ay baaraam ay boroom xam-xam ñoo fay ne ñoo xam ne seen xam-xam màcc ci wàllu ressources humaines ñuy guider xale yi di leen orienter di leen wutal ay stage di leen insérer ci biir entreprise yi nga xam ne moo nekk ci biir dëkk bi beneen bi ci topp mooy ñu inciter leen former leen à l'entrepreneuriat ndax xam nañ ni ci biir xale yooyu am na ci ñoo xam ne amuñu diplôme mais foofu ñu former leen ñu mën a amal seen bopp seen xëyu bopp bi ci topp mooy rétablir la sécurité dinañ liggéey ak police bi fi nekk ànd aussi ak conseil de quartier yi nga xam ne ñoo fi nekk pour mieux prévenir la sécurité ndax mbokk yi ku ne xam na ni am na musiba yu am yoo xam ni ñàkk waxtaan moo am ak ñàkk déggoo waaye buñ ci waxtaanoon mën na bañ a am kon danañ ci boole conseiller de quartier yi ànd jeeg police pour instaurer sécurité loolu aussi pour ñu def ko démb ki fi taxoon di wax muy maire bi dépensé na fi lu ëpp 20 millions ci lim defoon fii te abri provisoire yi ñuy wax nii benn bu ci nekk jarul 3 millions pour jëlee ko fi donc kon xam ngeen ni ñooñu dañoo lànk bañ a def mais dañoo amul bonne volonté pour def mais mën nañ ko. ci action urgente yooyu aussi biñ ciy wax aussi mooy rendre Louga propre ku ne xam na ni dëkk bi salte na mais aussi avec une voirie praticable ku ne xam na ni képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi yor luy daw moo xam moto la moo xam oto la moo xam saret la moo xam voiture la xam nga ni dëkk bi kenn mënu fee dox ñaari fan ak sa oto wala sa moto te demoo réparé ji ko ndax dëkk bu bari ay kàmb loolu dinañ taxaw ni mu gën a gaawee ci at yu njëkk bi mënul xaar kenn mënu koo fanaanoo te it dinañ privilégier zones yi nga xam ni ay zones inondables lañu ku ne xam na ni am na ci dëkk bi quartier yoo xam ni su nawet bi ñëwee su xiinee ñu commencé tiit ndax xam na ni
saa yu ndox toqee ci suuf kenn dootu mën a jaar ci koñ yooyu kenn dootu fa mën a noyyi kenn dootu fa mën a dund te quartier yooyu xam nañu leen fii may wax ak yéen ña nga fay def ay meeting di fa dépenser ay millions kon nag mbokk yi loolu bokk na suñuy action yoo xam dinañ ci jóg c'est ça. beneen bi nga xam ne nag action urgente la aussi waa Louga gépp di ko jooy mooy suuf si nga xam ni ñoo ngi koy caxat-caxatee di ko dagg di ko mayante seen biir Louga damay faral di wax ni dañ fiy affecté ay nit sama góor gii moo ma koy fàttali ndax moo ma ko waxoon mu ngi nii Massamba Mbaye moo ko wax de waaw jërëjëf góor gi Massamba nee na am na ñoo xam ni bu ñuy ñëw Louga di doon ay fonctionnaire dañuy loué bu yàggee ñuy dawal Pajero bu yàggee aussi ñu daggal leen suuf si jox leen te bu ñuy dem comme soxla wuñ ko ndax dëkk ci dëkk bi dëkkuñu ci dëkk bi dañ koy wanteer dem seen yoon loolu ku ne xam na ko fii ci dëkk bi kon nag kon ci loolu incha allah dinañ def un audit approfondi boo xam ne si ni maanaam ay gëstu la audit boo xam ni ña koy def dëkkuñu Louga ña koy def xamuñu waa dëkk bi mën nañoo jóge sax bitim réew auditer terrain yi auditer espace bi nga xam ne kenn occupé wu ko auditer espace bi nga xam ni muré nañ ko te kenn dëkku fa auditer espace yi nga xam ne si ni ña ngi fay def ay mbir fii may wax ak yow nii muy fii sama ginnaaw di promolo gii di ko dagg dinañ ko auditer incha allahu teg ko ci table ji kon ma leen di xamal ni ñii di ma déglu di ma seetaan képp koo xam ne am na looy nëbb ci suuf baye boo nga teel a soppi tur wi jox ko sa jabar wala nga jox ko say rak boo bañee ñu tudd la ndax bu soobee yàlla incha allah dinañ audit terrain yi te dinañ tudd ñëpp. beneen bi nga xam ne nag action urgente la boo xam ne dañ ko def mooy former une agglomération avec la commune de Ngidila lu tax ma wax loolu commune de Ngidila dañuy wax ni dafa wër Louga loolu indi ay jafe-jafe loolu indi ay coow muy lu yomba lijjanti mais li tax mënuñu ko lijjanti kii di maire bi ak kële di maireu Ngidila ñoom ñaar comme xaj ak muus te ñoom ñaar ñëpp nee nañu Macky Sall la ñuy liggéeyal moo tax duñu toog duñu jaaroo ab taal moo tax bugguñoo waxtaan pour lijjanti loolu ñun nag incha allahu lijjanti ko dana yomb ndax dañ koy ànd ak suñu frère Bassirou Gueye mi nga xam ne mi ngi ci mbooloo mi nga xam ni mooy candidat bu baax bi pour Ngidila moo gën Idrissa Tall moo gën ka ca des kon nag lijjanti loolu dina yomb te loolu incha allahu ci action urgente yu la bokk bala ñoo def dara incha allahu dinañ ci taxaw nu mu gën a gaawee beneen bi nga xam ne nag muy lu bees loo xam ne mosu fi am muy dinañu créer à l'échelle de la commune une instance de concertation maanaam dañoo bëgg a wax ni dinañu créer benn instance bu nga xam ni dinañu créer instance boo xam ni kilifa yi ci dëkk bi nekk ay chefu association ñenn ñi nekk ay chefu usine ñenn ñi nekk ay chefu ASC ñenn ñi nekk ay kilifa diine ñenn ñi nekk ay jëwriñu daayira dinañ leen boole créer kuréel bu nga xam ne ñetti weer yu ne dina daje fii ci mairie bi waxtaane li nga xam ne si ni mooy jafe-jafe dëkk bi te loolu incha allah day nekk une assemblée municipale comme ni ko assemblée nationale di defee te bu boobaa aussi dañuy woo rajo yi ak télé yi def ko live direct waa dëkk bépp di seetaan di déglu ni ñuy waxtaanee jafe-jafe yi dëkk bi ak ni ñuy waxtaanee solution yi xam ne ñaari bi moo koy def.
kon mbokk yi loolu mooy action yi nga xam ne mooy yu urgente yi kon ma dem ak yéen ci action courante yi nga xam ne buñ ñu falee ca saasa lañ koy tàmbali te mënul xaar te waxoon naa ci tuuti sànq dama waxoon pour l'emploi local waaye action bi njëkk aussi mooy def ay action pour l'emploi d'une manière générale li tax ma wax loolu mooy dëkk bi bari na ay événements yoo xam ne moo ngi fii xew muy ay màggal muy ay gàmmu muy ay cérémonie loolu yëpp dañu jàpp ni suñ ko organiser dinañ ci mën a am ay emploi yoo xam ni xale yi dinañ ci mën a liggéey mag yi dinañ ci mën a liggéey mais ñeneen aussi danañ mën a jóge bitim réew di ci liggéey bi ci topp yi may cité nag benn bu ci nekk dama koy wax waaye point bi rek laay wax ci suuf mais li ci nekk ci biir ëpp na fukki point yoo xam ne kenn ku nekk bu soobee yàlla bu ñu imprimer programme bi da nga ko gisal sa bopp bi ci topp mooy pour une culture au service du développement économique et social ndax dañoo jàpp ni culture bi dañ ko war a gën a ñoŋal li tax ñu wax ko aussi mooy dañu am fii benn bibliothèque bu ñuy wax bibliothèque Serigne Sam Mbaye boo fa demee ku ne xam na kuy Serigne Sam Mbaye nga xam ne si ni dëkk bépp ko xam Sénégal gépp ko xam ci xam-xam bibliothèque bañ ko tuddee boo demee doo fa fekk ñaar fukki livre loolu muy gàcce ci waa Louga ñu ni nag incha allah bibliothèque boobu noonu dinañ ko étoffer ak ay livres yoo xam ne dañ koy bind ci français ak ci arabe ak ci langue yi nga xam ne mooy suñuy langue nationale incha allah ba aussi ci wàllu culture li nga xam ne mooy ay festival ñu koy def ci wàllu culture mu fi xewee lu ci mel ne FESFOP lu ci mel ne FERPI lu ci mel ne la nuit du Njàmbur lu ci mel ne la journée de l'excellence du Njàmbur yooyu yëpp danañ ko gën a ñoŋal xalaat ci appuyer acteurs yi nga xam ne si nii ñoo ngi ciy yëngatu. Troisième point bi mooy sport comme vecteur de développement économique et social dañoo jàpp ne aussi sport du rek tàngal sa yaram dem ñukki dem dikkaat dañoo jàpp ni war na mën a jur ay emploi ndax lu ci mel ne Azak Njàmbur lu ci mel ne Askaz lu ci mel ne dëkkandoo lu ci mel ne penc nga xam ne si ay association lañu yoo xam ne ay équipe lañu yoo xam ni dimension nationale la ñu am dañoo jàpp ni équipe yooyu tey jaadootul maire bi nga xam ne at mu jot saa yu maire bu bees ñëwee ñu changé président bi def ko muy président association bi muy jël xaalisam di ko ci def loolu jàpp nañu du yoon dañoo jàpp ni équipe yooyu dañoo war a nekk ay académie di former ay xale di jaay ay xale bitim réew di am ay complexe sportif nit ñi di fa ñëw ñuy jaay ay produits di mën a amal seen bopp xaalis nga xam ne maire bi du ko yore du ca dogal du ca wax la ko neex suñu club bii nga xam ne nag lañ am muy Njàmbur gis ngeen ni muy doxee borom kër gii nga xam ne dañ ko fee war a jëlee incha allah le 23 lu ko neex moo fay am lu ko neexul du fa am ndax xaalisam la say def te club bi jurul dara kon loolu aussi bokk na si suñuy programme ak suñuy xalaat. beneen point bi nga xam ne dañu ko wax rapidement mooy donner le meilleur aux enfants lougatois loolu li tax ñu wax ko mooy école bii nga xam ne man fi laa jànge saa yu ma fi duggee damay rus ndax salle de classe yu nekk dans un état extraordinaire kenn mënu ko expliquer ñu ni dañ leen di rénover nu mu gën a gaawee te dinañ ko rythme bi ñuy demee incha allahu ñaari école la ñuy jël par année incha allahu ba 5 ans yi di mat te dañu jàpp aussi ni école dafa war a nekk milieu bu nga xam ne xale bi daf ci war a am épanouissement li paradoxal mooy Louga da ngay dugg kër doo gis suuf ñu karo ko bam ni boy defar ko bam ni boy te école boo dugg ci fii ci biir Louga suuf nga fay fekke ko dans un état catastrophique loolu ñu jàpp ni paradoxe la te li ko waral mooy borom kër gi deful fulla ci école municipale yi nga xam ne moom la war a gérer te mu bokk ci ay compétence am
beneen bi ci topp mooy ñu jox ñëpp seen chance loolu bu ma ko waxee mooy du ñu jàngi école dong ñoom lañ war a wutal liggéey du ñoom rek lañ war a toppatoo ndax am na si ñoo xam ne si ni seen jàng soriwul am na si ñoo xam ne si ni dañoo échoué am na si ñoo xam ne alxuraan la ñu jàng am na ñoo xam ne sax jànguñu ndax ñàkk place ci école yi ñooñu dañu ni dinañu indi une formation professionnelle ci domaine yépp ci agriculture élevage sport ak plomberie mécanique ak yi ci des yépp incha allah dinañ indi ay formation professionnelle te loolu nag bu ma ko waxee dama ko teg ci partenaires yi koy def aussi ñoo ngi fii ndax am na ay lugatuwaay yoo xam ne ñi ngi Allemagne am na ay lugatuwaay yoo xam ne ñi ngi Suisse am na ay lugatuwaay yoo xam ne ñi ngi France te dëkk yooyu boo fa demee ñoom ñooy champion ci formation professionnelle dans le monde lugatuwaay yooyu noonu ay cër lañ fa am ay kàngam lañ fa ay expert lañ fa waxtaan nañu ak ñoom pare nañ pour ñëw jàppale ñu ci loolu pour def ko fii ci seen dëkk yi nga xam ne mooy Louga gi nga xam ne ñoom moom rek la ñu am. beneen bi ci topp mooy rendre Louga attractive mbokk yi xam ngeen ni dëkk bi mooy dëkk boo xam ni li fi nekk ci doomi Louga yu nekk bitim réew kenn mënul xam nañu toll te ñooñu kenn koo ci laaj bu jugee bitim réew ba ñëw fii dinaan la bu soxlaa dara day dem ba Ndar wala bu soxlaa dara am na loo xam ne day dem ba Ndakaar wala mu dem ba Touba li nga xam ni si moo jàll fan yii ci ginnaaw muy Covid 19 bi moodu yi fi nekk ci dëkk bi bu ñu waree ñibbi ñu war a def ay test bu ñu demul Touba duñ ko def loolu ñàkk a respecté waa Louga la ñàkk leen a jox cër la te gàcce la aussi si ñun. sëriñ bi nee na kaas na ko ca Zik FM wax na ko mënuñoo wax dëkk boo xam ni plus de 15 milliards dañ ko fay dugal te waa diaspora di ko fa def te saa yu ñu ñëwee bala ñoo am passeport dañoo dem Ndar bala ñoo am test Covid dañoo dem Touba loolu jaaduwul ñu ni kon dañoo war a defaraat dëkk bi ñoŋal dëkk bi fullaal dëkk bi. kon mbokk yi dinañu fexe ba Louga am liggéey dinañu fexe aussi ba ville bi attractive loolu su ma ko waxee dama bëgg a wax ni quartier yi nga xam ne ñoom lañ tuddee ay quartier périphérique ñun dañoo xalaat ni dañoo bëgg a def comme ni Turquie yi def quartier bu nekk ñu wutal ko benn corps de métier boo xam ni fa nga koy fekk boo demee Médina Salam fekk fa mécanicien yi boo demee Médina Garage fekk fa menuisier yi boo demee feneen fekk fa leneen loolu buñ ko waxee dañ leen di dajale corps de métier yi suñ leen dajalee wutal leen ay zones yu mag a mag a mag ñu mën fay nekk ndax buñ leen bëggee dimbali mooy gën a yomb te que naka nga leen di dimbalee bu fekkee da nga leen bëgg a formaliser bëgg leen a booleeg ay comptable booba faw bu fekkee sa doole bariwul faw nga am un bureau comptable mutualisé boo xam ne mooy gérer comptable ñoom moo leen di gérer son comptabilité di leen gérer seen i orientation ak seen i conseil moo tax ñun dañ leen a fas yéene dajale ci ay zone te bu boobaa aussi bu lu ci mel ne mécanicien yi huile bi nga xam ne si ni ñoo ngi koy tuur ci suuf si dinañ mën a def tuyauterie boo xam ne ñoom ñëpp ñoo koy ànd bokk ko ñuy récupérer huile boobu di ci def leneen loolu kon mbokk yi action yi nga xam ni moom la ñu wax nga xam ni mooy les actions courantes ñu ngi toll ci fukk ak ñett limal nañ leen ci fukk dañoo xam ni toogaay bi yàgg na mënuñu dugg ci détails yi benn bu nekk waaye benn bu ci ne jàpp leen ni gëstu nañ ko ànd koog corps de métier yi ànd koog borom xam-xam yi ànd koog waa diaspora ànd koog jàngalekat yi ci biir dëkk bi ànd koog ñi nga xam ni sax ñoo ngi liggéeyee fii ci biir mairie bi ba tënk liñ ciy tënk muy loo xam ni kenn jéggaaniwu ko ay solution inclusive la loo xam ne waa Louga ñoo ko xalaatal seen bopp ñoo ko financé sax seen bopp ndax incha allah mu annoncé leen loo xam ne lu bees la mooy suñu programme bii nga xam dañ koo tënk
dañ koo fas yéenee jaay waa Louga bu ma nee jaay nag waxuma di ci wut xaalis mais dañoo bëgg Lougaatois bu nekk bala ngaa jot ci programme yi nga joxe téeméer li tax ñu wax ko mooy kii nga xam ne si moo nekk ci maire bi biñ ko falee ba noppi bi ko waa Louga di laaj ay compte dafa ni leen falu leen ma sama xaalis moo ma fal ndax dama leen a jox sama xaalis ngeen fal ma ñun nag li ñu bëgg mooy dañoo bëgg waa Louga suñ ne leen jàkk si ay bët ñu ni ñu laat yow sunu xaalis moo la fal kon mbokk yi leneen li nga xam ne nag am nañ ko ñu tuddee ko les grands projets ci lañ bëgg a ñëw ak yéen ci lu gàtt rek doog a jox kaddu gi sama président Cheikh Ahmed Tidiane Sarr mu ñëw ak yéen ci département bi li nga xam ne moom la namm donc ci grand projet yi bi ci njëkk dama bëgg ngeen seetaan benn vidéo léegi ngeen xool stade bi ñuy wax stade Djibi Diouf muy stade ñu ko doon wax Cité Hôtel nga xam ni mooy stade municipal bi ngeen gis ni mu doonee ndànd foy goo xam ni dara newu fa ngeen gis ni nga xam ne si ni amul sax clôture ngeen gis ni nga xam ne noonu la mel ñun ñu am ci ay xalaat am ci ay pexe fas yéene koo def incha allahu xam naa ni ñi féete boor bala ñoo koy gis waaye bu ngeen ko xoolee bis bu ne dañuy xëy parcourir dëkk bi xool espace yi nga xam ne dara nekku fa waaye bu leen wanee stade Djibi Diouf ci image bi seen yaram day daw ndaan foy la goo xam ni dara newu fa ay poste na fa ne ñu fay tuuri mbalit ak di fa def naka suñu noonu moo ngi nii xool leen ko lii gàcce la jërëjëf kooku mooy alaaji ku ne xam na ko ci dëkk bi macha allah tàccul leen moo ko mooy alaaji jërëjëf kon mbokk yi lii ngeen gis nii muy ndand foy incha allahu dañ faa fas yéene def lu ñuy wax complexe sportif et culturel maanaam dañ faa bëgg a def terrain de football boo xam ni dana digne de ce nom bëgg fa def une piste d'athlétisme nga xale yi di fa daw mën fay rawante ka def comme ni ñuy def fële ci stade bële bëgg nañ fa def hippodrome moderne maanaam fas yi nga xam ne ñoo fay daw bëgg nañ fa def bu moderne boo xam ne day nduroog bu waa Paris yee yor incha allah te loolu mën naa ne bëgg nañ fa def aussi ay salle polyvalente multifonctionnelle yoo xam ni ñiy def sport ci dëkk bi ñiy def judo moo xam karaté la ak leneen ak leneen dinañ ko fay mën a def te duñu fay dara bëgg nañ fa def aussi ay terrain de football Louga mooy dëkk boo xam ni da ngay am gan mu ñëw mu ni la damaa bëgg a tàngal sama yaram ndax loolu ñuy tuddee foot à 5 mooy terrain de football yu ndaw yoo xam ne si nii da koy ànd ak sa ay kilifa mën nañ koy def ay jigéen mën nañ koy def wala nga ànd ak say xarit mën nañ koo def nga ni ñu ni la dañ koo bëgg a def nga ni leen ñu ni la amu fi dañ naan la loolu nu mu mën a nekkee loo xam ne si nii da ngay clôturer donc te ku dugg fay muy générer xaalis di générer emploi nga ni ma amu fi ma ni la amu fi muy lu yéeme
Louga mooy dëkk bu nga xam ni da ngay am gan Louga mooy dëkk bu nga xam ni da ngay am gan wala nga ànd fekk ay xale dëkk bi tàng nga ni dama bëgg a dem piscine xale yi féexlu wala dama bëgg a jënd glace boo demul Ndar doo ko def ndax dara amul loolu nag bu ma koy wax du pour saboter dama bëgg a wax ni moodu yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ak boroom daraja yi ak boroom xam-xam yi ñu ngi investir ay milliards Ndakaaru wala Thiès wala feneen mais li tax defuñu ko fii ngóor si ne fii lépp loo samp mu ni la simple lépp lu fi way def ñu karkar loola ni la fayal ay taxes commencé laa indil ay jafe-jafe ba nga teggi fii sa dëkk dem defe ko feneen muy premier jafe-jafe bi ci topp aussi mooy kenn encadré wul kenn wanul kenn yoon kenn waxul kenn noo mën a def ak fan nga mën a tàmbale ak fan ngay yem loolu aussi bokk na ci sunu projet incha allahu fas yéene encadré ñi nga xam ne ay investisseurs lañu jiital ci nag ñi nga xam ne si ni sunu programme dañ leen a bàyyi xel muy la diaspora mbokk yi waa Louga ci projet yooyu aussi am na projet bu ñuy wax terminal de gros porteurs bu ñu ko waxee mooy Kër Momar Sarr gii ngeen di dégg nga xam ni lu bari luy ñor ci dëkk bi fa lay ñore ak fii nga xam ne ci ni ci kaw mooy Ndar la fay ñore lépp ak fii nga xam ni Potou la fay ñore camion yo koy jël di ko yóbbu ci biir Sénégal dañuy dem ba Ndar ñu noppaloo fa départ fa jëm Ndakaaru romb Louga li ko waral mooy dara amu fi lu war a tax ñu def pause taxaw défarger seeni bagage wala ñu chargé wala ñu nelaw wala ñu noppalu loolu nag am na ay projet yoo xam dañ koy ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Sarr bii ndax fas yéene nañu incha allahu fële ca Kër Momar Sarr ab tali départ fa ñëw fii ci Louga bu ko defee camion gros porteurs yi incha allahu dootuñu teggi dem Ndar dañuy tracé rek ak si Louga suñu yegsee fii nag fekk fii lii ñuy wax terminal de gros porteurs incha allahu bu ko defee dina am foofu noonu ay hôtel yu ko wër dina am ay mécanicien dina am lu ne ngir camion yi mën a def pause mën fa noppalu mu mën a dundal dëkk bi nekk loo xam ni lu attractif lay doon ci dëkk bi. jërëjëf Allah. mbokk yi beneen bi nga xam ni bëgg nañ ko muy ngeen xam ni Louga mooy dëkk bu nga xam ni boo fi ñëwee sentiment bi nga xam ni moo amoon États-Unis mooy le nord et le sud da nga koy yëg fii ñi dëkkee gaar ba ca ginnaaw gaar ba fële sanc ba ak ñi dëkkee boor bii dafa mel ne ñu bokkuñu dara li ko waral mooy ab gaar moo leen séparé ay raay séparé leen mu nekk ndànd fooy boo xam ni dara nekku fa ñu fas yéene indi projet bu nga xam ni mu ngi nii ñu leen koy wan ci image bi dañoo bëgg incha allah képp koo xam ni départ nga fii ci mairie bi nga mën a wéyale ba dugg biir sanc ba te doo jàdd mooy dañuy créer la plus grande avenue du Sénégal def ci ay lampadaires def ko ba mu mel ne Paris moo ngi nii moom la ñuy tudde le pont de la gare dañoo bëgg incha allah nga départ fii boo yeggee ba fële doo jàdd gauche doo jàdd droite mais da ngay jéggi kon ñu taqale Louga taqale fële ak fii ñu doon benn bokku ndey bokku baay. ci
biir loolu aussi foofu bëgg nañu aussi bu pont boobu noppee ba nopp diggante bi li nga xam ne fi la raay bi jaaroon moom la ñu tuddee les allées de Santhiaba dañoo bëgg mu tàmbalee ca kër Serigne Bara ba yegg Medina Salaam ñu def ko ay gazon def ci ay chaise def ci ay fauteuil nit ñi mën cee toog def ci ay foo xam ne xale ya dañ ciy foowe bu ko defee xale yi montagne ak xale yi Santhiaba di fa mën a daje di mën a kaf di mën a ree ndax ñu bokk ndey bokk baay te loolu mën naa nekk kon ma gàttal waa Louga kon waa Louga fii ñu taxaw tey di proposer ay solution di présenter programme démb maire bi fi taxawoon dégg naa lu ne yekk na ko keneen ka muy Mamadou Mamour Diallo te kat ñoom ñaar li ngeen ci xamul sotti ci ak def si la lépp képp ku leen votel nga góor gël ca Ndakaaru waaye nga xam ni moom lay waay Sénégal di bañ a gis muy Macky Sall te ñu ngi yàkkante fii lu mel ne xeme ñun nag duñu def loolu dañu leen a bëgg a xamal ni ci heure proposition lañu toll ci heure programme lañu toll nañu wax nit ñi dégg nañu proposer nit ñi dégg mais moo gën ñuy xasante di yàkkante lu mel ne xeme nañu xam ni Louga waaye xam nañ ni ñoom ñaar lépp lu ñu waxante seen biir xam nañ ñun ñii téeméer ba dañ ko toog waxuñu ko waa Louga aussi kenn umpulewul aussi kan mooy Moustapha kenn umpulewul kan mooy Mamour Diallo donc kon jarul ñu ñuy sonal ci wax ju ñaaw jarul ñu ñuy sonal ci xastante te xam ni Lougatois yi xam nañu leen ba noppi dañuy xaar rek 23 janvier jot ñu def li ñu war a def incha allah. projet yu mag yooyu am na ci lu ñuy tuddee zone industrielle mixte loolu nag buñ ko waxee dama ni Léona Ngidila Louga communes yi nga xam ne si nii ñun ñoo dend dañoo bëgg a créer benn zone bu nga xam ne si nii zone industrielle mixte la lu tax ma tudd ko nag loolu ci département bi lay bokk waaye nag dañoo jàpp ni suñu président Cheikh Ahmed Tidiane Sarr incha allahu le 23 mooy nekk président du conseil départemental te dinañu yombalal loolu bu ko defee foofa dañ fay def ay entreprise yu mag a mag a mag boulangerie yu mag yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi mën nañ leen a yóbbu foofu ak yeneen usines yu nga xam ne si ni war naa am bientôt ndax ngeen xam ni Sénégal lu ñuy wax pétrole ak gaz daf fi feeñ te am na lu ñuy wax contenu local muy métier yoo xam ne si nii waa bitim réew mënuñoo ñëw di ñu ko defal ñi dëkk ci dëkk bi rek ñoo ko mën a def te loolu dafay laaj ay usines yu ñu war a installer dafay laaj ay formation lu ne da koy laaj loolu moo tax ñu xalaat une zone industrielle mixte bu nga xam ni nag occupation ba du mel ne jam ñaajo dañuy privilégier ñi nga xam ne dañoo am projet mais aussi dañuy privilégier ñoo xam ni waa Louga dañ leen di fàtte ñoo xam ni waa Sénégal ci boppam dañ leen di fàtte Macky Sall farataalu leen muy ñi nga xam ne si ni dañoo amee laago muy les handicapés dañu leen di privilégier mënumaa wax ñooñu te nuyu ma sama jigéen Aba mu déplacé wu ak délégation ñëw pour soutenir ñu ñoo ngi koy remercier di ko féliciter kon mbokk yi projet yi bari na benn bu ci ne dama cee tibb tuuti te da sax dama ko xaw a gaawal ndax toogaay bu metti bi